au perchoir Yewwi suba lay délibéré de dafa mel ni comme résultat wu baccalauréat. Yewwi libéré demain. Yewwi suba lay libéré waaw moo tax ma taxaw xaw ko cappal nii parce que la Yewwi réew mi yéen ñëpp yéen la ñuy déglu fu mu ne nii kaay ma wax la est-ce que xam nga ne candidat wu Benno bu génnee sax du am buzz yow. buzz bi Yewwi da koo poñe. Yewwi daal mooy coalition bi nga xamante ne ndeysaan lu muy dugg lu ne rek. yow boo ko bokkandoo ak moom jël nga naare. boo bëggee jàmm nag bàyyi ko mu sol numéro 10 yow nga topp ca gannaaw. bàyyi ko rek mu nekk Zinedine Zidane am na amul solo. Yewwi mii dafa war a libérer journaux yëpp xëyee ko tey li waral coow li kan mooy nekk seenu candidat moo kan lay doon wàllu ndax dafay maintenir candidat am intercoalition bi ndax dafay valider ñetti groupe parlementaire yi lii coow li de. est-ce que tu sais une chose ma wax la ko. ñëwal. est-ce que xam nga ni Yewwi s'ils parviennent à s'unir à s'accorder à s'entendre maanaam xulil day yomb ci ku nekk bennoo mu fekki leen boo nekkee bennoo jamono bi di tergiverser naan suñu nguur gi de mooy loolu sa affaire yi moom yàqu na Yewwi daf lay yombal loolu mais bu Yewwi sàgganee ba pëccxoo am xulil bennoo day am day mel ni bennoo day dellu 2012 day amaat doole te loolu population yi dinañ ci mere Yewwi ba loolu duñ ko nangu sax. ma dinañ leen ci mere ba la yàlla xam doy na loolu moo duñ ko tax nangu ils doivent faire très 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 attention. non dinañ attention. waaw dinañu attention bu baax a baax a baax en tout cas loo ci mënti dégg daal yow résultat yi boo ko bëggee xam soose. da nga dem taxaw fekkee délibération. non man damay dem même installation bi sax damay dem bu soobee yàlla. war fa kàlla daa am loo ci bëggoon a ñambaas. wàllu gi waaw. bu ñu leen bett bu ñu leen Abdoulaye Wade mooy seen candidat. mooy. dégg nga li nga wax de. ma baamtuwaat ko. Lamine Thiam de lañ jiital gum. parti démocratique sénégalais ñoom fu mu ne dañoo problème. da nga xalaat régler sax loolu dinañ ci ñëw. bu ñu leen bett bu ñu nee maître Abdoulaye Wade mooy seen candidat. ah pour nekk le président de l'Assemblée nationale. man de xaw ma mooy nekk candidat xaw ma du ko nekk. man nag li ma gënaloon. waaw moom c'est mon avis. waaw luy sa avis. mooy ñoom ñaar ñëpp ñu am benn candidat. boo xamante ne ñoo koy proposé. parce que Yewwi bu amee candidat. du votel candidat Wallu. effectivement Wallu bu amee candidat. du votel candidat wu Yewwi alors que ñi ñuy jàkkaar loolu benn candidat la ñu am bennoo ñëpp bennoo la ñuy voté. waaw dëgg la nag. buñ defoon comme ni ñu defoon ci élection yi. def intercoalition am benn candidat. je pense que moo doon gën a yomb ci ñoom. que ku nekk di teg candidat parce que kenn ku nekk boo tegee sa candidat ngay voté. waaw évidence la quoi. doy na waar. bon ginnaaw ngay waxtaan kay. balaa maa jàll ci beneen quotidien grève prestataire hydraulique rural bi màggal gi bu ngeen moytuwulee nit ñi nee nañ dinañ mar naan de. doy na waar. màggal gi soif moo koy menacé soif. dañ ko réglé balaa ñoo yegg ci màggal Touba bi événement bu am solo la. enquête daal di ñëw ci Yewwi ak Wallu présidence assemblée nationale du wax naa la ko choc des ambitions le journal bi wax. xool leen seen i photo ngi nii seen i nataal ñi nga xamante ne yi dañoo bëgg nekk ca présidence su assemblée bi Ahmed Aïdara ca la bokk Cheikh Bara Dolly ca la bokk Mamadou Lamine Thiam ca la bokk Barthélémy Dias ca la bokk ñoom ñëpp dañoo bëggandoo nekk li nga xamante ne moom mooy président assemblée. démb nag leaderu intercoalition yi daje nañu. guddee nañu lool ca ndaje ma waaye délibéré gu ñu woon. waxtaan bi mën ta gaaw waaw kay léegi nag d'ores et déjà ñetti groupe parlementaire yi prévoir nañu leen. taxaw ak ay alliés PDS ak ay alliés PASTEF ak ay xaritam. nii la ko journal bi bindee. waxtaan bi du mën a gaaw. loo nga foog. day guddee gisoo ko nii dañuy waxtaan ba xaaju guddi. du yaa doon wax waxi PDS. coow laa ngi yëg nga ko docteur Cheikh Dieng du yëg nga ne dafa quitté PDS. liir naa communiqué bi waaye communiqué bi dafa xóot de. jóge na fa de nee na moom daal moom problème bi coow li Karim la. Toussaint Manga njëkk rek. xam nga ba tey waxul. waaw. dañ ko déglu Cheikh Dieng moom wax na waaw. oui. waaw. ñoom fu mu nekk nii daanaka buñ doon man làmb de rek nga xam ne yëf yi li ma gëm je peux me tromper nag. li ma gëm mooy seen parti dafa nar a jël voix buñ d'accordul. Toussaint Manga quand même ci inconditionnel lu Ablaye Wade yi la bokkoon. bu yàgg bu demee bay bàyyi rek attention. xeex na. on verra xuloo na est-ce que tamit Cheikh Dieng ndeysaan ñoom ñëpp daj nañ ci loolu yëpp. on verra est-ce que Cheikh Dieng moo doon xeex pour la mairie de Pikine. waaw. et en principe moom waxtaan nañu ci ay chiffres moom moo gagné. ci statistiques yi mu amee. moom moo gagné dafa wax ni Ablaye Timbo waa APR benn bokk yaakaar dañoo def forcing ci kawam
jaar ci kawam daal daanaka. mais est-ce que amul frustration ci le fait que parti démocratique sénégalais peut-être nanu waroon taxawee xeexal ko ak opposition bi doo xam est-ce que tamit loolu du frustration ñu ñàkk a maandu bu dee loolu la. en tout cas Karim Wade wax na ne moom daal Karim daal bokk na ci li ko déranger ba mu génne parti démocratique sénégalais. ça pose problème. waa tamit Karim nag moom Karim dinaa ñëw sax ci moom may ma tuuti rek ma yeggali 24 heures. man damay Qatar indaale. non di maa ngi ñëw moom presse doo waa xaw ma presse xaw ma lan yow mën ngaa nekk presse fee nekk presse fii loolu mën naa ne non bàyyi ma dugg ci benn yoon yow war ngaa mën a nekk yow ne presse fële yow local ñëw yow député ñëw yow coowal xolal xeex bi ba muy tàkkar naa seen ña ñay dajaloo gisuñu Karim yow sa presse yaa nga toog doo waa ngelaw la di la ëpp clim bi di la jaar fu ne sa tee di gën a baax waaye yow nit ñi nekk fii ci biir lan moo tax biir parti démocratique sénégalais man dama ne amul démocratie. parti bu tudd parti démocratique sénégalais kenn ko moom. maître Abdoulaye Wade. amul démocratie. amul keneen koo xamante ne yow am nga droit am ay aspiration bi parti démocratique sénégalais ñu jël sa doom Karim Wade rek toftal ca. point barre. waaw loolu tamit dafay poser problème pas Assane nag. mooy li ma doon wax sànq ci ay ambition politique nit ñi tam mënuñu nekk ci parti rek nekk ay suiviste nag vraiment nit ñi duñu ay bouton de panurge dañu am ay xel di réfléchir am ay ambition am fu ñu bëgg a yegg ñoom itam. parti boo ca nekkee kay da nga cay gis sa bopp tamit nag dëgg waat bëgg naa la lool. booy topp da ngay topp ki nga xamante ne yaa ngi koy gis. fële dañ peut-être dañ ko def prince à Doha mais aussi noo nekk prince Doha ba pare bëgg a nekk fii prince mais nekk monarchie nag ci biir parti bi nag. mais noonu la dem mais attention PDS est piloté depuis Doha. oui c'est Karim Wade qui décide. Abdoulaye Wade moo ko toftal ci moom c'est lui qui coordonne ay ñoom Omar Sarr ak yooyu lan moo tax ñu daw dem ci Macky Sall. ay ñoom kii Maître Amadou Sall ñoom it mënoon nañ dem feneen furul ci Macky Sall. waaw parce que waa ji du ñëw. parce que kii sax li ma ko nawee mooy moom nee na génn na PDS mais il reste quand même dans l'opposition. xoolal ça quand même j'ai aimé. waa ji du ñëw ba pare day commander depuis Doha. il ne vient jamais. du ñëw. mais nag Abdoulaye Wade nag kaay ma wax la nag parti yi nag ñu ci bëri problème boobu la ñu am de maanaam ki créé parti bi mooy buum bi te loolu dafa war a changer parti yi dafa war a am démocratie. parti démocratique ban parti nga fa gis mu def congrès renouvelé. parti démocratique congrès sans débat parti socialiste bi yaa ngi koy fàttali. waaw. kii créé parti bi moom parti am moomeel la mooy décider. ba mu def ko nono nag. mooy yow kon waa léegi kon nu ko tuddee parti nono sénégalais bu ko dindi démocratique moom nañu ko dindi. déggoo li ma la wax démocratique moom na dañ. parti monarchique sénégalais wala parti ndono sénégalais nu ko tuddee nu ko neex. waaw léegi nag kon bu dee loolu la kon yow léegi Abdoulaye Wade kon yow Pa Assane na dugal Karim dugal ay cousin Karim ay sœuri Karim ay ñoom ñu dugg ci parti bi def ko seen parti bopp lan la nit ñi mënuñoo nekk ci parti tamit te duñ gis seen bopp ci parti bi loolu mënta ne. man loolu yëpp kenn wax loo ma ko sax. ba vendredi ba Oustaz Diaga ñëw ba vendredi ba Oustaz Diaga fekk la ci plateau bi. nga ne daa maa sikk kenn wax loo ma ko. waaw te ñu ngi man damaa bëgg rek bu soo se demee bay def édition spéciale Al Karim mi mu wax ñu ko qu'est-ce qu'il y a. dama koy def. non Karim il faut mu expliquer ñu lan la quand même. su ma amee li ma gënal assemblée laa koy defee édition spéciale bi wax sénégalais yi lan mooy assemblée présenté leen ko wan leen député yi. wan leen bureau bi. composition bi les textes de base war nga ko tàmbali à partir d'aujourd'hui chaque jour nga traité benn point. loolooy dëgg kay Ndiaye loolooy dëgg. ay ca 24 heures ñëw ci sénégalais yi il faut ñu xam institution yi ne ci réew mi aussi. loolooy dëgg ñëw ci coow li nga xamante ne coow li bari na lool nag ci affaire bi nga xam ne moo concerne cité Touba Renaissance Mbackiyou Faye nag clore na débat bi démb def na benn conférence de presse indi ay leeral yu bari wax na itam ne dina porter plainte pour diffamation. kay waaw kay seex a ngi nii claqué na porte bi wax naa leen ko nag. moom jag def na de Témoin Quotidien ñëw ci convoitise autour d'un fauteuil de premier ministre mu ne le dernier poker du président Sall lii tam coow la fu mu nekk nii xam nga paasan jeu bi lu muy nuróol échec et mat. bàyyi leen xel Idrissa Seck. turam daal feeñ na. déggoo li journal bi wax. journal bi nee na ay manœuvre moom ñu koy amal fu mu nekk nii ci différentes coalitions pour ñuy xool koy toog ci assemblée nationale xam nga looloo ñor Yewwi Wallu. le 12 septembre prochain incha allah lay doon président de la république Macky Sall moom xam nga moom luy problème am fu mu nekk nii. chantier yaak kan lay nommé premier ministre ginnaaw installation 14e législature bi parrainé par Touba Idrissa Seck actuel président bu CSE. mu ne ndax fu mu nekk nii dafa tegu ci yoonu pronostic bu baax bi est-ce que Idi mooy nekk PM. wala Idi du ko nekk
loolu mooy coow li turam daal feeñ na nit ñi avancé nañu ko est-ce que dina ko doonum déet nag l'avenir nous édifiera. xam nga Macky Sall mi di koy sànq. Macky dafa nekk ci ay calcul yu ëpp. temps bi mu toog yëpp 10 mois amul premier ministre ay calcul politique donc nga ko yóbbee du leneen. day calculer rek. le deal qui intronise Idi à la primature le veto de Niass Mbaye Ndiaye remis en selle Mahmoud Saleh sur la touche am nga problème de. Mahmoud Saleh mii. déedéet moom mii moo am problème. léegi problème bi lii yëpp moom laa lii. problème bi ku maynam bi fii la ne ci bopp bi mu ngi koy xalaat. ay calcul la di échec et mat laa lay expliquer nii coow la lii. waaw Niass moom ban veto la war a am. non ci Idi. d'accord ci Idrissa waaw Idrissa veto de Niass d'accord. parce que Niass moom mu ngi joxe xalaatam. xoolal yaa su ko dama lay wax benn affaire yaa su qu'on appelle la guerre des alliés. bu baax. c'est des alliés. AFP Niass Idi allié la ñoom seeluñ seen parti biir APR de ay alliés lañu te alliés yi kenn du ci nangoo sa poste premier ministre bu dem ci sa morom bàyyi la. lañ dem. baax na observateur da yoonam nekkul ci kay kuy nekk premier ministre kuy nekk assemblée nationale yoonam nekkul ci observateur xam nga lu ko ñor tey wàllum escroquerie lay wax. nee na mafia arnaqueur orange bii jàpp nañu leen de arrestation wu cerveau ba ca Karang pistolet ba préjudice 80 millions de francs CFA ak yeneen ñaari procédure coow laa ngi nii de. fañ ko jàppee daal observateur da ko waaw jàppale ca Karang lañ ko jàppee. xaw tuut mu dugg Gambie. moom mooy cerveau ba mooy bopp ba moom kay xam naa ne solwul Gambie boo demee benn tànk baa nga woon ci xaw tuut mu dugg Gambie. xaw tuut mais Karang googu bala nga faa jàll. la ilaha illallah Karang danoo xarañ de. waaye observateur tamit Pa Assane nee na malaise bu mag am na ca aéroport fële de international Blaise Diagne de. fii Doudou Ka waxoon ne fay nañu bor yëpp. dette mise en demeure yi nga xamante ne kii moo ko envoyé. waaw mu ne dette de 2 milliards de francs CFA ak prestataires yi mer nañu tamit. te moom mu ne woon fay nañu bor yëpp. kon lu tax ñu mer nañ de mer nañ de. ma ne Doudou Ka nee na fay nañu bor yëpp laa wax. kon coow laa nga AIBD ba tey fayagul loolu laa la bëgg a wax. coow li fayagul wool ka ba xam mu expliqué la. waaw. fayagul woo ko woo Doudou. woo ko mu expliqué la ba xam. parce que li gën a merloo Nabou Cor man xam naa ko mooy crise énergétique bii nga xam ne moo am ci àdduna bi li ñu waxul nit ñi mooy ne xolal gis nga yëf yi dafa nar a gën a seerati ménage sénégalais bi dafa nar a gën a dee parce que dafa war a am ay risque de nouvelle inflation pour les ménages waaw li naa la wax benn affaire de li xew nii lu ci tegu gaa yi génn ci mbedd mi boobaa président bi day daanu de maar day taal. kon nag ngeen waaj takk leen seen i daal loo ci teg nit ñi génn ci mbedd mi de attention loolu bu yeboon nañ ko lijjanti de. takk leen seen i training Nabou Sam tablette nen 2600 xulil fii. waaw tablette nen 2600. waaw. 1000 1500 2000 2600. nen. liibaru yàpp. yow tamit naka. yàpp moom kenn naka daal 2500. yàpp moom kenn daal 1900 2000. ñu ngi ci 5000 léegi. 2100 liibaru yàpp. c'est que yéen da ngeen war a arrêté da ngeen war a xam benn mbir liibaru ndawal. da ngeen war a xam benn mbir xam nga dama daa ak cu lu ko sauvé jën bu doon yàpp rek kenn toggatu ko. ak ban jën. dama daa ak cu. ok bàyyi jën ban moo ko sauvé jën a gën a yomb yàpp. ginaar a gën a yomb yàpp. waaw kon bu dul woon teg ñoom kenn toggatu leen maa fa yàpp moom xam naa ne bëriwul ñu koy togg ci kër yi bëreetul de sulux gi daal mu ngay mbalax moom ndax moom da ngay wekketi jën rek boo amee yabooy sax def ca nit ñi sonn nañu. jën cher dañoo sonn jamono dëkk kon Pa Assane takkal say dàll nga waaj ñii takk leen seen i carax di ngeen wàccaat de yëf yi dafay yokk dama leen ko wax. lu leer ni mi ni laa leen wax gis nga yow ba mbaay na la dóor métti yow Nabou Cor. Sud Quotidien ñëw ci présidence su assemblée nationale journal bi nee na l'opposition joue le trouble fête. ndax Benno Bokk Yaakaar ak intercoalition Yewwi Wallu fu mu nekk nii dañuy waajal duel sans merci nag kenn du may sa moroom dara ci tànneef bi fukki fan ak ñaar ci weeru septembre bi ñu jëm ci li jëm ci wàllu installation 14e législature yi kenn du ci may sa moroom dara. mukk une chose est certaine si l'opposition remporte la palme ci lii. Sénégal dina changer. mais opposition bi pour mu gagner lii foog ambition yi xulil personnel. ay sacrifice yu foog mu am sacrifice foog mu am ñu bàyyi. muy Ahmed di Cheikh Bara Dolly di Barthélemy di Lamine Thiam moo tax ñoom ñeent
dañu war a waxtaan bu sori ci seen biir ak boroom xam-xam ya fa ne. heureusement qu'il y a d'excellents planificateurs. ci seen biir heureusement. il y a des planificateurs tamit ca Benno. waaw des gens hyper talentueux. moo tax combat bu épique la léegi nag waa Yewwi Askan Wi xeex ngeen ba toll fi askan wi doole leen ba ngeen am assemblée lu musuta am. ay bu ngeen rusloowee askan wi te ambition personnelle yi nag mooy yàq affaire bi donc faw nag mu am ñu bàyyi. yow de loo ci bëtti dégg soose loo liir fii. assez de politique les Sénégalais sont fatigués. ku ko wax. le vrai journal. mais li mooy dëgg. waa ñun dañ sonn ci politique bi. waa lii mbaxal la wala lan wala dox ma dama daa la wala cere la wala lan. lii oyof lii ay waay. wala supp. lii moom pomme de terre la moom. pomme de terre la de ah. pomme de terre la. kii la maa nuru kii la xulil. kii lii la moom ay kii la ay antenne. lii du puuj paaj. xam nga antenne. kii la. ah oui xulil. ceeb bee barewul. tu as raison. kon mbaxal la mbaxal. mbaxal. non ceeb bee barewul lanu am moo barewul. lan la suppu ceeb. maanaam bool ba na mu woon toll la tolluwul barewul. suppu ceeb. lii ala kii xulil ala ceeb bee barewul déggoo li ma la wax tuuti ceeb la. mais lii pomme de terre la paasa. comme dama daal la. dama daa bu weex paasa. ndaw dama daa bu tooy. kon tamaate sax amatul ci réew. amatul nii lay mel day. ngaa la neen dañuy maccaat. ah lii mu caat la. ndeysaan xam nga na Mami Samb. yow li mën naa nekk mango ba xalam nga dëgg. Mami Samb subhanallah ci digg bool bi. Mami Samb. xoolal loxo xale yi. wallaay ndeysaan. cette image elle est descriptive. ça te montre le seuil de pauvreté bi nit ñi toll. wallaahi wallaahi. xoolal loxo xale yi ay xale ñoo toog di lekk. de kii moom mag léegi la nag xulil na la leer ne mag ay mag lañ ko bokkaloon jóg nañu. kii mag la de ba tey mu ngi ci bool bi de. waaw du loxo xale. waaw mooy. te kër yi léegi benn bool la ñuy lekk. dañ doon wax naan benn ñaar repas par benn la. jour. wallaay benn benn repas la par Sénégal il faut que loolu ñu wax ko nit yi. ñi ko xamul bokk. am na ñoo xam ñu ngay sant. waaye kër yi benn te métti na. te Pa Assane est-ce que xam nga benn mbir est-ce que xam nga ne ñi am dëggantaan lekkuñu. dëgg la. su ma la nettalee. xoolal xaaral ma tàmmuñu nettalee lekk mais gis nga baadoo la xam nga lu tax mu sonn. baadoo la dafa bëgg lu baax. waaw ndeysaan. Mami Samb. baadoo la xamul lu ciment di jar. baadoo la xamul lu suuf di jar. baadoo la xamul lu béton di jar xam nga lu tax soose lu mu am togg na ko jox ko njabootam mu lekk. baadoo la moo bëgg lu baax léeg-léeg nga dugg ci kër bu ñu tegee bool danga naan ñii lan la ñii kan la ñuy toggal lii yépp mais la plupart du temps gis nga ñi am dëgg seetlu la nag du ñu lekk yenn lekk yi seen kër limité nañ seen lépp ko porté seen lépp régler seen biir régler seen tout régler seen i compte bancaire. waaw parce que ñi ngay wax sax néew ji doole yooyu ngay wax Moussa ay baadoole parce que baadoole yi mooy ñi sàcc alalu askan bi toog mais ñooñu nga xam ne dañoo néew doole nii Nabou Samb ñooñu dañu am comment on appelle ça maanaam dañuy dund situation. waaw kay. léegi situation bi ñuy dund ñoom cas par cas la au jour le jour lañu kaa réglé di daw safaak marwa. xoolal ki nga xam ne am na benn maire xulil moom dafaa jaay kii ay gerte caaf ay mboq affaire xam nga ñaata lay dàq ci journée bi. di génn ci man keroog xam nga laaj ma ñaata lay dàq ci journée bi laaj ma ka. ñaata lay dàq ci journée bi. moom nee na bu amee 1500 baax na. allahu akbar. 1500 mars c'est-à-dire nga toog moom day toog ba naaj baag yëpp fekk ko fa mu teg benn kilo. parasolam. doom ju ndaw ji di ko ëppal. ndeysaan. man yenn saa yi dama naan mais ñi jiite réew mi xanaa ñoom du ñu dox ba loolu xam nga nag sensibilité c'est-à-dire yëg quoi. mais dañuy aju kilifa yi dañu aju. mais damal fekk leen seen kër yi dañu aju. dañu ne ca kaw ils sont tranquilles li nit ñi di dund da leen di ñoom nit ñi di toog di est-ce que xam nga li ñuy toog di xuntu nii da leen di fàtt. mais il faut ces gens là ils nous fatiguent ci mais ñii xanaa dañuy xëy di wax rek xanaa lu mu def te fekk nit ñaa ngi koy souffrir. Nabou Samb Mami Samb. nit a ngay laaj Mami Samb Sénégal 2022 ñu am lépp nit dogaale la. ne la est-ce que doo ma may ñaar fukk yu ma jëndee mburu dama xiif bu njëkk nit na la tàllal loxo yalwaan mais léegi nit da lay wax damaa xiif. walla te yow mi muy yalwaan yaa gën a xiif sax.
dangaa ànd ak ngor rek yaa gën a xiif fuuf parce que yàlla da ngay rompoto taalibe bi da ngay bëgg ñëw ne ko kaañ bokk biscuit bi ndax yow xiif gi ngay xiif doo comprendre doo ko mën a expliquer consommateurs yi ñu ngi rey ménage yi yow ñii sonn nañu yéen consommateurs yi commerçant yaa ngi leen di bëgg a rey journal bi nee na ménage yi fu mu nekk nii toggatuñu ñetti repas par jour pas seen wax nga ko léegi studio yeeg appartement yi moom kenn waxatu ko seer location wu Ndakaaru tax na ménage yu bëri say tas 175 000 4 mois de caution mais loolu mooy lan. Socé Ndiaye wuyul. fer ak ciment hors prix. mi ngi may bëgg a rey mi ngi may bëgg a rey ñaari fu ñu jëm nag nawaas ñun sonn nañ. les échos ginnaaw découverte chanvre indien bi ca booru ambulance ba coow la fayagul de ay révélation yoo xamante ne ni ci pratique yi nga xam ne yenn ambulanciers yi dañ koy def. très bien ça c'est ñenn ñi dañ leen di fay pour di yóbbu ay bagages. c'est une bonne chose. ñeneen ñi dañuy transporter këriñ ci biir ambulance bi wala suukar. ñuy jóge ci sudu dëkk bi ca Kédougou nag kenn ci ñoom da doon transporter ci biir ambulance bi ay passagers xam nga ñaata la ñuy fay ku ne junni pour ñu jàllale la waxuma ko les échos ko wax. parce que xam nga ambulance. li tax kay ku leen woo ñu yéex a yegg si. ambulance dafa am priorité absolue surtout ambulance moom fekk yaa ngi dégg pimpon kenn doon arrêté. effectivement waaye nag ñii nag moom ñu jar a téegal ñooy ñii. ñu jar a téegal ñooy ñii. ndekete ñoom ñi ngi lay wàcce tali bi. tégalisation. xoolal ndekete yow yaa ngi di may ñu jàll. ndekete ñoom it ay drogue ak ñii di transporter ñii di yëpp ay këriñ. yow nga yaakaar ne kii malade la yor fekk leneen la yor. moo tax lii lu war a am la dañ ko war a xoolaat les ambulanciers la. c'est grave. lii de di nga dégg lu mu def ci réew mi. journal Les Échos ñëw na ci leneen nee na lu bees ci plainte bi nga xamante ne ancien directeur général bu SNHLM ko mu concerné ma vente des 2 immeubles de la boîte procureur bi dafa bëgg pour ñu ubbi dossier bi ubbi ci benn information judiciaire ci mbir mi. oui. waaw. ayca direct news ñëw ci gegeer ci biir Benno Bokk Yaakaar ak Kaolack waaw noonu la léeg-léeg il faut ñu fi di équilibré tuuti. waaw lu tax gegeer bi fii rek dafa féetee fu mu féetee fee équilibre day am partout. waaw Benno Bokk Yaakaar dafa mu ne ni pëcc xoo bi. Pape Mademba Bitèye mii moo gañ waaye ba tey mooy cible camarade bi waaw ma papa yow comme gañe nga kay loo nekkee cible tamit adversité politique saine ou critique délibérée mu ne la question s'impose au regard des attaques répétées qui s'abattent sur le directeur général de la Sénélec Pape Mademba Bitèye yaa ngi dégg. oui. yeneen i responsable yu mag yi nekk ca APR yëpp dañ leen a dóor ci seen ay bureau de vote. À l'arrivée, commission départementale recensement des votes bi prononcé victoire ci coalition pour la mouvance présidentielle ak 53 444 voix contre 44 978 pour Yewwi Askan Wi soit un écart de plus de 8000 voix mu ne mais bi résultat yi génnee ba tey ci ginnaaw législative yi journal bi nee na furia daal d'une rare méchanceté soxorte gu jafe gu raar. kon xanaa dañoo mais yow dégg wuy ma Mamy Sam ñu koy traqué moom Pape Mademba Bitèye. waaw non y a un paradoxe. ana paradoxe bi. entre résultat bi kon xanaa ñooñu voté luñ ko. ñu ko mere noonu. di ko sànni xeex mere nañ ko de. non moom avant élection yi sax la ko gars yi commencé woon sànni xeex. mais parce ñoom que kon nan la ñuy def ba gagné. parce que man déglu naa ñu ci bari nañ les fonds politiques yu gars yi kii woon. egsiwul ci ñoom dafa téye moyens yi kërëb mais dans tous les cas gis nga Mamy kii warta am jotu politique. kii dafa yor société nationale boo xamante ne. mooy benn société biy jox courant Sénégal. kii warta am jotu politique Pape Demba Bitèye yi. loolooy dëgg. moo tax yenn sociétés yi waruñu ko jox un politicien. kii dafa war a xëy bureau 5 heures du matin jóge fa 23 heures minuit. Sénélec tey kii. Sénélec man gëm naa ne waruñu ko jox kenn kuy politique. dëgg la liggéey bi mu laaj. kii war naa tal leneen lu dul ne fii di tontonteeg ay politiciens. ci indi saafara ci jafe-jafe askan bi. nee nañ sonal nañ ci ko wàllu de courant. sonal nañ ko de. mais seen biir la rek ñoo bokk kan rek. sonal nañ ko de libération tamit indee ci na lu doy war de libération suba bu xëyee yénneel la fait divers boo xamante ni yow da ngay am envie rek rey sa bopp ah ca tubaab jàllaaw la xewe élève bii 17 ans dong la am fukki at ak juróom-ñaar baayam di ko sàkku fu mu mënti toll baayam day sàkku di sàkku xale bi rek fu mu toll di ko sàkku. police su Guédiawaye nag mu ngi koy wër moom Badji mi 50 ans consultant ingénierie de projet vivant en France arrêté nañ ko le 25 août dernier dafa ñëwoon fii Sénégal vacances démb lañu ko yóbbu fële te nu mu siin nga yaa ngi dégg
mais waa ji li muy def doomam ji ëpp na bëgguma ko sax détail damaa bëgg rek ngeen jënd libération ngeen lire ko yow sa doom boo jur noo mën a di ko sàkku tamit waa lii est-ce que du feebar li feebar la xanaa lu ko tubaab ba woowee inceste ndeysaan mais tu sais une chose Nabou Samb Nabou Mami Ko loo wax baax na je sais pas si une contribution comme ça Cheikh Mbacké Guissé waaw en moom mooy gérer libération mais le trop de faits divers là dama ko daan wax en 2000 jamono boobu ñu ngi comme c'est populaire mais ne gars yi plus on montre du sang et du sexe on me dira oui mooy jaay mais plus nu kaa def non plus muy gën a bari c'est engrenage lay doon c'est-à-dire day dem ba mais pour man lii du information de première heure je suis désolé bon après nag choix la que si nekk ak ni nga gisee mais sincèrement war nañ def attention ci faits divers yi on a ni ñu koy mettre en avant mais plus ñu koy wax plus mu yokk dans un sens. doy na waar de en tout cas doy na waar réew mi liñ fiy dégg lépp ci xeetu mbon kenn xamul lu mu toll lii quotidien ñëw na ci docteur Cheikh Dieng jóge na parti démocratique sénégalais nee na coow li ngeen foog du loolu de Karim Wade la de problème bi Karim problème bi Karim la bu ma demee Karim a tax Karim mii moo tax ma dem xool ko gis nga ciiñ gi Karim la moo tax ma dem Karim la de yow yaa waral départ bi yëpp yow Karim waaw bés bi le jour ñëw ci échec huis clos Yewwi Wallu sur le candidat au perchoir journal bi nee na Pastef dans la danse lu muy danse salsa wala kii en tout cas cadre yi ñu ngi proposé ay tour ay candidature itam feeñ na réunion itam war naa am tey te vraiment yëf yi daal mu ngi noonu ñu ngi koy délibéré di ko waxtaanee le soleil moom village yu Sédhiou ko ñor Sandiniéry symbole du refus colonial journal bi nee na Sandiniéry à l'épreuve de la modernité. journal Ngor si Mbaye. waaw. Sandiniéry. man dama defoon Sandiniéry ma nekk Ndakaaru la sax tey jaay fruit. ak li jafe-jafe ci réew mi. du Sandiniéry boobu li ngeen foog du loolu de Le Soleil moom Sandiniéry bi muy wax ni village du Sédhiou symbole de refus colonial la. non mais waa Soleil ca modernité. waaye yow Soleil lan la dara xewul Soleil daal amu leen quoi. déet ñoom dara xewul ñoom amuñu problème yow. non ñoom tout va bien. ñoom amuñu benn problème. ñoom tout va bien réew mi daal fu mu toll nii moom Soleil réew mi moom ça va. vraiment ça va nickel ça va Sandiniéry amul benn problème. merci waaw laas tamit mu ne la fatwa de Serigne Mountakha na ngeen ko bàyyi xel bu baax kilifa gi mu ngi axtu di wax boobu ba tey nañu bàyyi xel bu baax ci message yi nga xam ne koy jàllale yal na yàlla yàggal sa taxawaay Mbacke Balla Aïssa ñëwal ma xool Vox Populi mu ne ginnaaw Mayoro Faye ak Toussaint Manga docteur Cheikh Dieng dem na de ma yow xaaral rek dafa démissionné de te nee na xolal booy bi dina tas parti bi de racine bi maal bi racine bi ala Karim awa buñ ko waxee awa buñ ko waxul awa ñu ne aw a nekk ci biir rek yaa fay nekk rek di ruubee ka jaxase ñëpp jóge nañ ca parti ba Toussaint dem na docteur Cheikh Dieng dem na ñoo narrière 5000 mètres cubes d'eau évacuée. waaye évacué nañ ko évacué nañ ko kii la bilan à mi parcours la ça veut dire que bu parcours bi jeexee mën naa yokk li mi parcours xoolal Almadies du rêve au cauchemar ca yàlla c'est que léeg-léeg ngay daw fenn yaakaar ne foofu coow am fa nga dem fa la coow la ne te coow ngay daw fee kat yaa ngay daw embouteillage yaa ngay daw inondation yaa ngay daw lu ne nga dem ba foofu ndekete pëccëxoo ba fa la ne yow ñee bu ñu xuusee ci zone yow nga xuus ba ci poñ lii dal Aziz léeg-léeg la jaar fekk fa ay oto li kii naan la noonu ba danoon daluma walaay la dépêche loo wax nga ne présidentielle de 2024 mu ne première dame dañu ko invité à ne pas pousser Macky vers un 3e mandat loolu sax duma ci bëgg débat Youssou Diallo dafa dressé itam portrait robot bu prochain premier ministre mu ne il faudrait pratiquement quelqu'un qui est prêt à l'emploi liggéeykat quoi liggéeykat Walf Quotidien candidature ci présidentielle 2024 journal bi nee na pourquoi ces déclarations précoces primature tamit journal bi wax na ci mu ne ce PM qu'il faut fu mu nekk nii ku nekk expert nga rek en la matière. Alerte Quotidien ñëw ci après ginnaaw président au Pastef leader bu Super Étoile nee na dafay def tournée nationale moom Youssou Madjiguène Ndour journal bi ne yu teg Sonko nee na phénomène pour en cacher un autre est-ce que benn lañu.
je comprends pas la comparaison. comprendre ma j'ai Non, pas en compris fait, moo tax may laaj est-ce que benn lañu. Wala et puis expliquer. est-ce que am na différence boo xamante ne war nañ ko cee mën a wax ana problème bi fii ah. non en fait risque de collision entre la bête de scène et le lion des caravanes et après yu auteur compositeur d'un combat politique par procuration nee na question la journal bi neen day laaj mais ñaar ñii man seen ay rapport laa xamul lan la. Youssou ngay quel est tourné le rapport avec la ngay tourné choucroute. international talul. léegi moom buy def tournée nationale. waa na tourné ci yoonu lu mu jotee Sonko waaw ça n'a rien à voir. lu mu jotee Sonko ah Sonko bi nga xam ne gaw ma ne sax ne bu Youssou doon tëgg ci bopp ko ñam dina taxaw ci balcon waxuma la ne ku nekk ak la la ñor peut-être sax bu le président Sall annoncé woon sa candidature en 2024 di def tournée nationale. man sax ñëw dama xamul woon ne mu ngi politique ba tey dama ko gën a Voilà, dégg ci mais wàllu pas- politique pas- tellement que pour man sax nekkatu ci xoolal ah. fële après le président du PASTEF le leader du Super Étoile annonce une tournée nationale mais kii musique lay def maintenant est-ce que du dañoo bëgg a sous-entendre ne dafa nar a def tournée ça n'a rien à voir. ku c'est moom pas- journal bi alerte alerte xam ko moom ça n'a rien à voir pecc mi kay ak lii àndul bokk kee tournée politique lay def kii tournée musicale lay def àndut. ginnaaw grève 48 heures yi syndicaliste yu seen o yi nee nañu dañuy marche de dañuy doxub ñaxtu ajuma incha allah le 2 septembre prochain bii mooy docteur Cheikh Dieng mi nga xamante ne dafa démissionné ci parti démocratique sénégalais désigné comme parrain caché de Pape Djibril Fall le président de fekkee ba ci boole ne cache pas son appartenance au Macky que non lii ñoom dara leeru leen ci li ñuy wax ni vraiment ana preuve yi tamit tribune premier grand waxet de Yewwi ñu ne les leaders violent l'engagement contre le cumul. waaw fii aussi y a problème xam nga cumul bi waa PASTEF ñoo ko wax Yewwi c'est un regroupement de partis attention bu ñu juum Yewwi n'est pas PASTEF waa PASTEF ñoo ne ñoom cumul dañ ko war a dafa war a jeex ci réew mi mais loolu ku bokkul PASTEF tu n'es pas engagé à ce que nga dem ci loolu. donc bu ñu nee les leaders violent l'engagement contre le cumul attention. ñu ngi ciy dugal leader yoo xam ne ñoom ba tey àdduwuñ jëm foofu. soose ouais. kii bind lii moo la gën a xam li ñu wax ci cumul de mandat bi te waa Pastef génn nañu récemment leeral ko ñoom la engagé. ça ne veut pas dire que ni parti yi fa nekk tamit ñoom. voilà cumul de mandat dañ koy tere. ba ci ki affaire bind yu lii moo la gën a moo la gën a informé de. ruube la moos ba ci affaire yu boobu nga romb. xam nga. waa te man noppi balaa ma wax njombe. waxal. ñu may woo ngeen may indil ay pomme ak i banaan. déedéet kon noppi yee li ñu def ci Ahmed Aïdara dafa doy. waxal doy na xam nga yu. waxal. demal. mais non demal. waxal. source bàyyil jàmbur na bu koor yow lii ba sa jàmm la te yow ku la sant mbaxalu Saalum ndox ko toggal yow bàyyi jàmbur yow. demal. source ñëw na ci négociation Yewwi Wallu guddi gi sikk na autour de la présidence de l'Assemblée du nombre de groupes parlementaires journal bi nee na saa kal yamul ci kale dafa coincé yokk ci nee na kale na coincé na waaw Ahmed Aïdara ndax argument bi mooy moom rek mooy seul membre conférence des leaders bu Yewwi Askan Wi boo xamante ne moom moo nekkoon en course Ousmane Sonko dafa préféré Barth au maire de Guédiawaye qui est soutenu par Malick Gakou ñu ne une nouvelle réunion de la conférence des leaders prévoir nañu ko tey pour recoller les morceaux d'une entente Yewwi Wallu presque en lambeaux lii yëpp nag man laa ne dara leeru leen ci parce que ñoom seen ndaje bi ñu doon def est-ce que dañoo convier presse bi non dafa jeexul sax. nekkul ah oui non pareeguñu ñoom. ñu ngi waxtaan pareeguñu Pareeguñu kon de. du ñu mën a xam fu diw féetee ak fu diw féetewul pareegul ah non. lu ñuy waxtaan di ko teg pareeguñu. xam nga gars yi nag kenn ku ne da nga am say source ci biir ah mais pareeguñu. ñuy wax ça cale et ça coince pareeguñu. mais xaar bañ pare kay. en tout cas daal doy na waar daal mais sóor leen benn affaire. waaw ban ñoo affaire xam dañoo bëgg Yewwi gi tas. ak waaw parce que moo leen arrangé waaye léegi ñooñu nag dañuy ruube. loolu kay parce que biti la moo leen fanaan. arrangé. ñooñu dañoo am seen ay antenne moo leen arrangé son nom cité dans la course à la présidence de l'Assemblée journal bi nee na Barth moom fu mu nekk nii dem na te bàyyiwul sax adresse ca gannaawam ci entourage am ak nee ñu ci def kenn xamul fu Barthélémy Dias dem mais ñu ngi yenn biir leader Yewwi yi nag ñu ngi dajaloo pour waxtaanee ci wàllum candidature ba ak yeneen yu ni mel mais moom daal Dias fils déclaré gul ouvertement ni en interne ne moom dafa bëgg a nekk président assemblée il ne s'est pas prononcé ba nit ñi dégg ko ci wàllu woowee l'exclusif nag yow panique au sommet de l'État journal bi nee na ndax Adji Sarr mooy sauveuse bi wala mooy numéro 2 bu Benno Bokk Yaakaar ndax maanaam dañ ko sulliwaat rek non pour indi benn vague bu bees indi beneen débat nit ñi mën a dindeeku déconcentré wu ci li nga xam ne moom mooy l'essentiel mën naa sërxal foofu. waa ñëwal
wax naa la démb fii ñëwal njaay ko saa conjoncture bi ci réew mi. coowu Adji Sarr lañ bëgg mu nëbbu. et coowu Adji Sarr l'unique objectif bi ñu ci am mooy. candidature bi Karim Wade déclaré maanaam mooy frein bi ñu ko bëgg a tegal pour que mu bañ a nekk candidat en 2024. est-ce que comprendre nga li ma wax. benn argument bu valable lañ am contre Ousmane Sonko. c'est Adji Sarr point amuñ leneen. ba pare fi réew mi toll ci métti foofu lañ bëgg a orienter sénégalais yi. sénégalais ñoo am fulay bañ a dugg ci yooyu. mais soo dafa mel ni sénégalais yi bañ nañ ko de. mais sénégalais yëpp l'affaire Adji Sarr man xoolal une certaine presse rek laay gis ñu ciy tegaat seen loxo tout le temps di remuer le couteau dans la plaie. c'est comme si pour bañ a wax ji mais sénégalais lambda yi ngay gisanteel wala ngay waxanteel tout le temps saa yoo waxee soulever le débat de Adji Sarr ñu ne la loolu moom wax dëgg yàlla nañ ko tegee loolu du débat vraiment critique ñëw na ci Macky Sall à la tête du pays franchement. journal bi nee na bilan bi mi figue mi raisin troisième mandat énigme des pyromanes du pouvoir tekki jot na le slogan de Bougane Gueye Dany pour 2024 ñëwal sunu lamb daal di ñëw ci fukki at sans défaite invaincu à face Ama Baldé client la de sacré client sax pour Gris Bordeaux waaw. Gris boo duggee ci xale bi Ama yéemi na nga sóoraale ne xale bi fu mu nekk nii tubaar fakàll macha allah de dafa pare gune Pikine ji dama lay wax rek pour nga bàyyi ci xel barki démb rek la Balla Gaye daal xoolal mami li am ci kaw. contraire bi moo am ci suuf. waaw kee day bëreeg mbiru Pikine maanaam Pikine Géejawaay la Pikine kee Fass la ak Pikine xoolal ci suuf Balla Gaye 2. Balla Gaye 2 ak Boy Niang. goos bi ñang goos bu bari doolee ngi nii goos. yow Nabou Cor koy faral Balla Gaye 2 ak Boy Niang. non Nabou. Balla Gaye 2 Boy Niang bii koo ciy faral lay laaj. Nabou am na mbër. moo seetaan lamb. ah. moo seetaan lamb. waaye Nabou toogul fii devant tout le peuple mu ne Balla Gaye mbërëb. football rek la xam de football. parce que Boy Niang waa Pikine la. football daal xam na ko. soose déedéet bu ko suufee déedéet soose taxawal. football daal xam na ko moom moo fi taxaw windigement. ne Balla Gaye 2. windigement. moo fi taxaw windigement. ne Balla Gaye 2 mooy mbërëb. waaw Balla Gaye war a bëreeg Boy Niang ma ca Pikine mu taxaw fii ne man léegi man làmb xamatuma. waaw bu sa dëkk waaye nekkee biir Pikine nag. football la xam. xamut lamb boo dëkkee biir Pikine nag di nga taxaw naan Balla Gaye laay supporté. ci télé bi waaye ragal fi day xam ci télé bi wax ko ci télé bi. waaw déedéet ku la neex mën ngaa faral ku la neex. ci seen environnement bii télé bii nga toog fi naan ba moom kay maandu rek. yow doo wax koo faral ci làmb ji. maandu nan moo man xama kuy sama mbër. kan ak kanay bëre. maandu xama kuy sama mbër. Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang. luy lamb. Boy Niang 2. man duma seetaan lamb. yow kuy sa bët. gaynde. kuy gaynde. kuy gaynde. xam nga gaynde. gars yi seetaan lamb xam nañ gaynde. gaynde yàgg na de. man de jëloon naa fi Alboury moom ay caan. Alboury moom dafa naa fi sama bët. waaye génn naa ci. xamoo gaynde. déedéet. ngaala mi xam na ko li tax muy ree. moom la yaaw jàll sàccoon saafaraam. mbër mu sax xorom. sangoo ko muy jooy. xaw ma gaynde yéen. yow xamoo gaynde. yow xamoo gaynde. mbër bu doyoon waar bi di bëreeg yaawu jàll. non yow moom mi doon seetaan lamb. yow xam gaynde moom la yaawu jàll sàccoon saafaraam sangoo ko muy jooy. gaynde ak yaawu jàll ñoo dàq suba la tabaski. déedéet man xaw ma gaynde man daal xam naa ne jëloon naa fi ay caa daal Alboury moom nekkoon na fi sama mbër waaye nag man lu cooli rëy ku ne xam na ne man moom nag wax dëgg yàlla Modou Lo yi sama mbër. man tamit booy naa man xarañ loolaa bëgg mooy sama mbër mais nag sama mbër la woon. dama am faiblesse su Siteu dama am faiblesse su nu mu tudd. waaye borom kurfañ yi Tapha Tine ma am faiblesse am dama am faiblesse su Ama mi dama am faiblesse am. dëgg la jeex na. mais yow mii nga ne doo wax ci combat bi Nabou ko tey laa la bàyyi. football la xam Nabou yow loo dugg mën nga cee génn koor. xanaa xamoo Boy Naar xamoon naa ko en fait du ma seetaan lamb moo tax mais bi ma koy seetaan. jeex na moom yow jeex na kenn du nar yeex mami. waa lii du dëgg waay. jeex na ana football bi. jeex na indi football bi mu naan. Gana Gueye xanaa ga ca Everton nga bëgg a wax. doy football. football rek la xam nag laaj ko ci Gana Gueye gi moom léegi mu wax la ci moom lu leer. waaw nga bañ ma sonal ak waxi làmb de loolooy dëgg mais loolooy dëgg. jërë ngeen jëf ñu yendu jaam. mami Boy Naar
muy bëree ñu daan ko mu wàcc Tapha Gueye jiite ko ne ko muy jooy ne dootul bëreeti. booy naa yii làmb ji ku ne am nga ci sa tàkkusaan ndeysaan ku ne am nga ci sa tàkkusaan am na ci ñoo xam ne boo leen nettalee seen daanu billaay jaral na la fa la ñu xeex ak yow xeex ku métti boo Gaston Mbengue ne nañ la tëggal combat ak moom